asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne Diamouraye TV ma bëgg na ngeen abonné ba ci cloche bi bu ko defee émission bu ma defati rek ngeen mën cee jot mën koo seetaan tey nag liñ leen andiloon nekk jàngoroy drépanocytose drépanocytose nekk jàngoro boo xamante ni nii mu ngi xewee ci biir deret bi li ko waral nag nekk ay malformation globule rouge maanaam ci suñu biir deret dafa am lu fay dox mooy nekk globule rouge donc globule rouge boobu nag bu demee ba am ay malformation maanaam de forme fossile mooy tax ñu ne nit ki il est affecté par cette maladie mu nekk drépanocytose mu nekk jàngoro boo xamante ni wax dëgg yàlla ñi mu dal dañu bari ba pare jàngoro ji dañ koy doon c'est héréditaire moo tax it pour nit moytu ko dafay xaw a jafe waaye dinañ ñëw ci jàngoro ji ni ñu mën a def ba moytu ko ci lekk yi ak ni nga mën a def wax dëgg yàlla ba même bu la dalee sax du la sonal ñu ñëw ci symptômes yi nga xamante ni nii moom moo dal ku am drépanocytose mu nekk anémie chronique maanaam anémie chronique mooy comme nit ku anémie donc mu ànd ak fièvre bi c'est lié à la grande susceptibilité boo xamante ni nii dafa aaju ci infection yi ak des crises vasco-occlusives mu nekk yoo xamante ni crise la yoo xamante ni nii dafay xew ci yaramu nit ki ak ay douleurs abdominales donc loolu mooy symptômes yi nga xamante ni nii dañ koo ràññee ci ku am drépanocytose nag nekk na jàngoro boo xamante ni nii ku mu dal da ngay tiit mais nag tiitaange gi mën nañ ko comprendre waaye buñ ko mënee faj rek day daal di noppal nit ki dina ko mën a dimbali waaye nag jàngoro bu mënti doon buñ ko mënee calmer amaana dina dimbali nit ki donc du aaju nit ki di tiit wala mu lay affecté ba di la stressé jaru ko drépanocytose feebar la comme bépp feebar bu nekkul cancer rek baax na ndax cancer moom ñëpp xam nañ ni kenn mënu koo faj xanaa ñu repérer fi mu nekk opérer ko bala muy yàq yaramu nit ki donc drépanocytose moom nekkul cas boo xamante ni nii vraiment dafa kii da di nag feebar boo xam ne kenn mënu koo faj c'est vrai waaye mën nañ koo calmer mën nañu dimbali nit ki à base de médicaments bu ko defee médicaments yooyu dina mën a jàppale nit ki ba tax du ko mën a sonal yenn sonal yi ñu ñëw ci conséquences yi nga xamante ni nii moom la drépanocytose di andil nit ki conséquences yi nekk anomalie globule rouge yi maanaam seen malformation maanaam ni ñuy changer de formation ci yaramu nit ki mooy waral conséquences yi ñëw dal nit ki conséquences yi nga xamante ni nag mën na dal nit ki mooy mu dem ba affecté feebar bi dem ba affecté yaxu nit ki donc muy waral yax yi di metti di tàng ci biir moo waral ba tey fièvre bi ñu doon wax ak cadre infection bi donc nekk na loo xamante ni nii dafa doy waar mais c'est à traiter à base de médicaments donc pour mën a wàññi degré tàngooru yax yi ak yooyu mën nañ ko nit ki mën nañ ko jox garab yooyu bu ko defee su ko jëlee dina ko mën a dimbali ba tey ñu ñëw ci complications yi ma doon wax maanaam conséquences yi mu nekk loo xamante ni nii anémie bi dafay détruire excès yi maanaam day détruire globule rouge bi maanaam doole bi mu am da koy yàq ba pare day détruire globule rouge yi ci boppam ci biir deret bi de telle façon que ni deret bi dafay am lu mu manqué donc loolu mu manqué noonu tamit moom mooy waral nit ki mu affecté ko ci maladie bi ba yeneen conséquence xaj ci mu nekk conséquences yi may wax
mu nekk infection bi mu nekk fièvre bi nga xamante ne nii ak chaleur bi muy dégager ci yax yi ak mettit bi donc yooyu yëpp au niveau de l'abdominal mu nekk ci côté biir beeg yooyu yëpp donc nekk na loo xamante ne nii vraiment c'est à voir c'est à suivre nit ki dañ ko war a suivre moo taxit nit ki bu amee drépano dafa war a dem tamit ñu koy saytu donc di xool degré jàngoro ji fu mu toll donc bu ko defee ñu li lay traité tamit di la jox ay garab dañ lay nekk da ngay nekk sur suivi maanaam dañ lay suivre donc di la saytu di la wax traitement bi ni muy tëddee ak bu fekkee am na ay complications yu ci xew wa illaa tamit day arrangé nit ki rek mu continuer traitement bi bu dee am na complication yu ci nekk tamit dinañ xam nan lañ koy dimbalee ci yooyu complication nekk lan la ku am drépanocytose war a éviter maanaam war a moytu maanaam ku am drépano li nga war a moytu mooy lekk-lekk bu bari boo amee drépano dangay lekk lu yem beneen bi nekk tamit waroo am yaram bu baax ba am obésité parce que obésité baaxul ndax boo amee drépano ba pare nga am obésité dangay permettre sa organisme mu andil la yeneen problème andil la yeneen jàngoro lu mel ni comme problème vasculaire ak ay hypertension artérielle wala insuffisance cardiaque sont encore les complications pour la vie du drépanocytose mu nekk complication yi nga xamante ni ku am drépanocytose rek boo moytuwul yooyu jàngoro mën na la dal maanaam ma waxaat ko ba muy problème vasculaire yi hypertension ak insuffisance cardiaque donc yooyu dafa jar a moytu te loolu yépp li la ci mën a dimbali mooy nga am une bonne alimentation di bañ a lekk lu bari graisse donc di bouger di def sport pour bañ a am obésité parce que obésité moom fu mu xewee rek jàngoro yi day dugg ndax yaram bu bari dafa baaxul te ñun Sénégal dañuy faral di wax ne nit ki bu amee yaram rek c'est parce que sëyam neex na wala dundam neex na non yaram fu mu amee rek jàngoro yaa ngi dugg parce que yaram bu bari déjà graisse la bu bari ci yaramu nit ki donc graisse boobu mën na tere deret bi daw normal ci sidit yi si toutefois que ne graisse bi dafay tere ndox deret bi mu jàll donc là aussi y a problème mooy waral hypertension artérielle bi ñuy wax problème vasculaire yi tamit bu xewee ci bopp bi par exemple si toutefois que ne am na thrombose mooy benn bulu deret boo xamante ni dafay boucher artère yi donc là aussi y a problème wala artère bu toj donc def benn thrombus mu nekk comme li ma wax léegi rek nekk benn tache bu rouge donc loolu tamit moo tudd thrombus ci latin mu nekk loo xamante ni nii tamit mën nañ ko moytu ci cadre ñàkk bañ a am yaram di def sport di lekk moins gras vraiment moins salé li ci gën a baax nag mooy nit ki di jëfandikoo fruit parce que fruit dafa bari vitamine te vitamine yooyu suñu yaram da koy soxla donc di naan ndox bu bari di lekk ay fruit di lekk légume bu bari tamit parce que légume fruit vitamine dafa am ci fruit am ci légume donc li gën sax mooy nit ki di lekk plus de fruits plus de légumes moo gën a baax ci nit ku bëgg a wér ba pare nag nga def sport laa dina la permettre maladie yu bari bu ñëwee du am yoon bu bëggee ñëwit du mën a dugg donc day am barrage loolu moo tax donc loolu yëpp tamit dafa jar a bàyyi xel bu ko defee nit ki mën a moytu jàngoro ci cadre drépanocytose bi nag dafa am ay groupe sanguin yoo xamante ni nii vraiment ñoom tamit mën nañ koo transmettre seeni njaboot comme par exemple parent bu am drépano boo xamante ni nii dafa am groupe sanguin AA donc mën na transmettre gène am doom ji donc la personne de AS bu ko amee mën na transmettre la gène S mën na ko transmettre doomam donc douleur yi moom nuñ ko mën a soulager mooy vraiment jox nit ki
prévenir ko risque infection yi infection grave yi ak prévenir contre complication yi mu nekk loo xamante ne nii dafay exister type de traitement en fonction de la gravité de la maladie maanaam traitement yi dañ koy basé ci kaw gravité bi maladie bi am maanaam bi fi jàngoro ji toll ci nit ki gravité yi mu ko mën a indil foofu la ñuy saytu pour mën a xam ñu ko koy dimbalee pour mu traité wu. Les transfusions se discutent mooy li ma doon wax sànq boo waree transfuser nit tamit ku am drépano donc dañ ciy discuter pour mën a xam pour les taux d'hémoglobine donc mu nekk loo xamante ni vraiment dafa jar a bàyyi xel. Maintien d'une bonne hydratation est principal mu nekk loo xamante ni nii dañ ko war a def pour mën a xam ndax en cas d'infection nit ki infection yi nga xamante ni nii par exemple nit ki da koy am ci cadre jàngoro bu mu mënti doon donc salmonelle yi da ciy bokk. ñëw ci antibiotiques yi nga xamante ne nii sont fonction des localisations et des germes pneumocoque maanaam pneumocoque mooy yi nga xamante ne nii mooy war a nit ki am pneumonie am hémophile mu am salmonelle am tamit mycoplasme am tamit staphylocoque donc mu nekk loo xamante ne nii vraiment type de kii yi germe yi nga xamante ni moom mooy andi infection ci nit ki moom laa leen limal nii donc yooyu tamit dafa jara moytu donc bu dee salmonelle moom on sait que ni ci ay jën lay nekk wala yàpp donc mu nekk loo xamante ni nii dafa jara moytu dafa jara bàyyi xel surtout yàpp ndaxte yàpp yi des fois moo tax ñu naan boo ko jëndee di ko raxas fañ koy jaayee tamit nit ñi di moytu weñ yeeg yooyu di ci tegu donc loolu ñoom ñoo koy bàyyi foofu bu ko defee muy jur ba yàgg bu ko nit ki lekkee tamit te yàpp bi raxasu ko ba mu set moo koy waral wala mu nekk loo xamante ni togg bi ñorut donc bu togg bi ñorulee tamit nit ki mën na fa amee salmonelle li ci gën a garaaw sax mooy nen waaw nen bu ñorul nen boo ko toggee te vraiment taxu koo ñor noonu tamit mën na la ko andil donc dafa jara moytu beneen bi nekk en cas de falciforme de falciformation kii bi globules rouges yi mu nekk anticoagulant anti-agrégant ak vasodilateur oxygène hyperbase moom lañ la war a kiyal bien qu'il ne s'agisse pas d'un traitement curatif mais dafa nekk loo xamante ni nii patient bi dañ ko koy mën a dimbale pour améliorer qualité wu vie. Il élimine l'excès de fer stocké dans le foie mu nekk loo xamante ni nii la rate suite aux transfusions multiples et de ce fait diminue la douleur abdominale mu nekk les besoins transfusionnels une prise quotidienne d'acide folique mu nekk loo xamante ni nit ki boo amee drépano rek dañ la war a bindal ay acide folique yoo war a jël maanaam base de vitamine B9 permet de limiter certaines aggravations de l'anémie maanaam yooyu boo koy jël day permettre globules rouges yi mu am élimination ba nga xamante ni du waral mu am malformation bi donc réservé aux formes très sévères le seul traitement curatif est la greffe de moelle osseuse donc mu nekk loo xamante ni vraiment daf ci jara bàyyi xel ni ñu war a moytoo ba yi ma fi lim yépp bañ ñu dal traitement yi moom yi ma wax rek la c'est à suivre te dafa war a am pour nit ki ñu mën a améliorer santé kii am méthode de vie am ak tamit wàññi tamit malformation globules yi donc loolu ak tamit infection yi mën ko tere mu bañ a am ay infection donc yooyu yëpp tamit mooy li ma wax léegi rek ci cadre traitement bi donc lii laa leen andiloon tey nag di leen wax ngeen sax si duñu seetaan di leen jaajëfal di leen wax ngeen abonné ngeen commenté vidéo yi ngeen aimé ko vraiment
ñu ngi am yeneen vidéo yu am solo yu leen war a won wax dëgg yàlla di leen wax ngeen abonné ci suñu chaîne di leen ñaanalut kenn dalub jàmm